Madame Cissé Fatou Sow, secrétaire municipale de la mairie de Thiès Ouest. bees bi ci ñëw bi d'abord mooy dañoo fekk ñu toxu local bee lañ leen fekkoon ñu ñëw fekkaat leen fii ñu toxu tey ñu ngi waajaat toxu deuxième chose bi mooy bi yoon forme bi dafa wute parce que bi yoon dañoo ñëw jege leen laaj leen la xale yi gën a soxla pour bañ a yàq li ñuy def ndax tey boo ko jëndee peut-être ceeb ak diwliñ xale yi du ñu lekk ceeb ak diwliñ peut-être ñoom dañ koy obligé mayewaat mais dañoo ñëw laaj leen tey xale yi lu ñu soxla ñu wax leen soxla xale yi ñu jéem cee tënku dajale suñuy déem ak suñu daxaar woo ay nit ñu jàppale leen ñu ñëw jox leen ko. La troisième chose 8 mars dimanche la woon mënoon nañu ne dimanche la ñu toog wala ñu ñëw ne dañuy def activité récréative mais ñun Thiès Ouest dañu am objectif dañu am benn vision mooy li suñu maire di liggéey ci dëkk bi te mu nekk lu visible jigéen ñi aussi bu ñu jógee jéem a dox ci tànkam jàppale ko def lu utile te lu utile defe naa ci jamono ji ñu toll mënoo wax lu utile génne ci social. loolu moo tax ñun tamit suñu vision ñu boole ci di toucher ay secteurs vulnérables daaw par exemple ñu ngi demoon ci daara yi daara oustaz Dame lu nga xam ne dañu jëloon premier ci concours kile ak beneen internat xale yi daaw ñooñu lu ñu visé donc ren nag comme defoon nañ ko tubaab dafa ne jamais 203 on a voulu dellu si fii pour réédi ko ñu xam ne affaire bi du dañu ñëw rek benn yoon fàtte leen suñu xel mu ngi ci ñoom même bu ñu xanaa ñu leen ne ñun nañu xam ne seen yóbbante àgg na maire ma nga fee mais bu ñu demee balaa ñuy dugg bureau bi bureau la ñuy dugg ne ko femmes yi nee nañu te du ñu yem ci femmes yi nee nañu directrice bi nee na dañ ciy jàpp di ko fàttali di ko wax ba nga xam ne lépp loo xam ne mën na ko ci dina ko ci taxaw pour utal leen fu ñu nekk incha allah. donc maa ngi tudd madame Diédhiou Marie-Françoise Sène maay responsable bu CERFA IMC bu Thiès maanaam service boo xam ne moom mooy dalal xale yi nga xam ne ñoom ñu am wàllu làggu infirmité motrice cérébrale fii ci Thiès. waaw suñu lëkkaloo ak waa femme mairie Ouest du bu leet mën naa wax ne man ay ñetti yoon wala ñeenti yoon a ngi nii ñoom ñuy ñëw pour nemmeeku xale yi nii. donc bu première fois bi bu ñu ñëwee àndoon na ak seen monsieur le maire Aliou Sow ànd ak délégation bu forte boo xam ne indi woon nañ ay bagages yu bëree bëri yoo xam ne parents yu bëri ak xale yu bëri gisoon nañ ci seen bopp. donc benn ànd la lëkkaloo boo xam ne yàgg na xam naa ne ñoom seen xel yëpp ñu ngi fii ni ci xale yi donc chaque fois dañuy ñëw perpétuer activité bu ñuy def action bu ñuy def ak seen maire aussi. bu ñu ñëwee la première dernière fois ak madame Abi Ndiaye bu mu ñëwee def ñëwoon xool si def état des lieux pour xam besoin xale yi ñu gën a soxla parce que la première fois comme madame Cissé ni mu ko waxee dañoo indi woon ay ceeb waa ceeb baax na bien sûr parce que boo ko joxee parent dina ko toggal xale bi mais du nekk loo xam ne xale bi moom lay gën a soxla mais bii pas dañoo indi loo xam ne c'est des produits spécifiques pour les enfants ñu nga xam ne moom mooy dem directement ci xale bi ay garab ay détergent ak yeneen produits yoo xam ne ay effet de toilette la wala ay omo yooyu yëpp pour xale ay denrées alimentaires yooyu yëpp ci biir pour jox xale yi directement boobu donc ça va directement chez l'enfant ak garab yoo xam ne da leen di jàppale ci wàllu crise ci wàllu seen nekkin ci kër yeeg yooyu noonu parce que crise yi da cay am solo ay garab yoo xam ne garab yu cher la parents yi mënuñ koo jënd donc parents yi mënuñ koo jënd mais indi nañ ko seen apport mais ça aussi c'est une bonne chose pour les enfants et un soulagement aussi pour les. fi mu ne nii ñu ngi teg téeméer ba ay juróom fukk maanaam ñaari téeméeri xale yoo xam ne moom lañu parce que at bu ne xale yi dañuy yokku te xale bu ne ak sa besoin ni ñu ko kii ak kii mais am na ñeenti centre yoo xam ne à part bi am na ñeneen ñetti centre yoo xam ne moom la ñuy suivre ak daam yoo xam ne mooy toll na ci fukk ak juróom ñaari daam yoo xam ne ñoom ñooy toppatoo xale yooyu noonu donc ci centre yooyu am nañ bii Thiès moom mooy centre mère maanaam moom moo jur yeneen centre yi beneen centre ba ngi Pout boobu ubbi na am na commencé na ay activité am crèche donc ça fait 2 ans de cela ubbi na mu ngi def ay activité am Dakar aussi ça y est en cours léegi ñu inauguré centre boobu noonu Tivaouane aussi la même chose
mais yeneen demande yi am na yeneen demande yoo xam ne ñu ngi ñëw ci sous-région bi parce que ay Kolda ay Guinée am na ay xale yoo xam ne ñu ngi foofu amuñu genre centre yi nii te dañ koy soxla parents yu bari dañuy def demande pour seen doom mën a am ay matériel de rééducation pour seen doom. waaw bu ma waxee personnel bi war nañ koo yokk parce que ni ma ko waxee léegi at bu ne xale yi dañuy yokku te yokkute boobu noonu dafa soxla ñu gën a am personnel boo xam ne dañ leen former ci wàllu rééducation ci suñuy partenaire technique belge ñoom ñoo ñuy jàppale ak collaboration UGREM parce que ñoom ñoo ñuy jàppale ci wàllu démarche yi ñuy def yëpp ak encadrement xale yi ak seeni famille yëpp ci GREM la ak suñu partenaire belge yi ñoom ñoo ñuy jàppale pour toppatoo xale yooyu yëpp. jàpp nga Thiès bu ñu ko defoon ne jigéenu mairie Thiès Ouest léegi centre bi romb fi. man kay damay wax ne jigéenu mairie Ouest ak seen maire chapeau parce que ñun ci mairie Ouest lañ bokk. waa terrain bi des na man comme maa ngi wax léegi ni ci plaidoyer maa ngi doon wax léegi ne ñun mën naa wax ne ay xorondom lañ parce que dañuy toxu ñoom daaw première édition bu ñu ñëwoon. ci côté bidéo bi lañ fekkoon en face caisse de sécurité sociale ren ñu ñëwaat fii te balaa ñuy ñëw caisse de sécurité sociale ñu ngi woon Aiglon donc toxuwaat nañ ba ñëw fii nii carrière dinañ dellu ginnaaw kii donc loolu yëpp ay location la te loolu yëpp ay location bu ñu amoon suñu centre bopp tabaxal ko suñu bopp moo ñu gënal parce que boo buggee rééducation bu am solo ci xale bi toxu bi taxul nga am avantage wala amélioration ci xale bi parce que dafa laaj nga am matériel nga installer ko sur place donc xale bu ñëw nga positionner ko ci matériel mais boo toxu doo am matériel boobu noonu peut-être mën nga koo am mais ni nga koy positionner mën na am toxu bi da yàq matériel boobu noonu. au niveau national maa ngi lancé appel premièrement première dame ak monsieur le président de la République. parce que première dame mën naa wax ne moom mu ngi yëngu ci social def na fondation Servir le Sénégal ñun def nañ ay démarches yu ne def nañ ko ci suñu occasion bu ñu célébrer 10 ans yi dem nañ ba au niveau de l'Assemblée nationale def nañ foofu ay courrier mais on n'a pas eu de retour même au ministère de la santé dem nañ foofu noonu ba joxe ki nga xam ne moom mooy le secrétaire direct du ministère de la santé gis nañ ko mais daf ñoo joxoon ay dige yu bari mais au finish aboutirul ci lenn donc appel lay lancé ci ñooñu nga xam ne autorité de tutelle la ñoom ñoo gën a placé pour ñëw jàppale centre bi parce que centre bi moom mooy premier centre au Sénégal bi nga xam ne moom mooy jàppale ci xale handicapé yi bari nañ mais spécificité bu centre bi am wute nag yeneen centre yi donc c'est des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale nga xam ne parents yi dañ leen di marginaliser société bi accepté wu leen loolu yëpp ay plaidoyer la autorité war nañoo gëstu parce que bu ñu jëlee exemple ci mairie ouest mairie bu ne bu defoon loolu peut-être yeneen mairie ñu ngi gëstu Pout am na maire bu ngi actionné ci Guédiawaye aussi la même chose mais au niveau de Thiès mairie yu bëri bu ñu defoon noonu au niveau du Sénégal kon xale IMC yi dina gën a am avantage dina am amélioration ci seen prison. waa carte d'égalité de chance yi mën naa wax ne c'est boo jëlee 1000 personnes mën naa wax ne 50 donc c'est le 1 millième ci nga xam ne xale ñoo ko am mais ñi ko am aussi seen avantage bëriwul parce que mën ngaa dem hôpital nga yóbbu carte d'égalité de chance ñu ne duñ jël carte bi wala carte bi valable parce que erreur yu bëri mu ngi ci carte yi ay date de naissance ak adresse yoo xam ne c'est non valable yooyu yëpp mu ngi ci carte yi donc carte yi il faut ñu xoolaat système bu ñu koy defee wala aussi système d'attribution bu ñuy joxee carte yi parce que parents yu bëri ba démb Njaay am na parent bu ñëw di laaj man de sama carte doom génnagul ba léegi te déposé na il y a de cela 2 ans donc problème la boo xam ne président comme mu ngi yëngu ci mutuelle de santé war na gëstuwaat système boobu. waaw asalaamaaleykum man la Yacine Gueye je suis relais ici mais en même temps relais laa nekk en même temps relais dans les quartiers comme par exemple Grand Thiès Cité Lamy ak Randoulène en même temps ma nekk massager matériel bi nekk fii daal man maay chargé matériel bi nekk. IMC di ko dégg loolu baatu tubaab la ñi ko xamul boo leen ko doon tekkil si wolof.
jàngoro ban xeetu jàngoro la ak lan moo koy joxe. waaw jàngoro bi benn jàngoro boo xamante ni fii sax Sénégal sax xamuñu ko woon. waaw mooy IMC ñu koy wax IMC c'est parce que boo xamee ñu xam ko léegi benn Belge moo jógee Belgique da cee am doom moom tamit mu jógee Belgique après bu mu jógee Belgique nag mu ñëw ñu jël ñun ay bàjjanu gox par exemple ñu jël ñu dugg ci gox yi di sensibiliser parents yi pour ñu génnee xale yi ñu wax leen xale yi duñu ay rab duñu ay jinne ay nit njaay lañu mais bu njëkk parents yi ñoom dañoo foog a ñoom doom yi bu ñu ko amee duñu ko nangoo génne dañ koy làq daal pour ñu ñoom ay rab lañu affaire yi demee noonu mais après ñun bu ñu leen defee sensibilisation ba génne xale yi ñun tam ci la ñuy ñëw fii indi xale yi di leen gérer boo gisee xale boobu ñun IMC mooy xale bi nga xamante ni dafa juddu bi mu judduwaalee laago bi mu ko juddoo mu jàpp ay cëram am na ci ñoo xam day jàpp seen i cër ñoo xam ne seen ñeenti cër lay jàpp am na ci ñoo xam te ni seen ñaari cër lay jàpp yi ci kaw wala yu wax souvent yi ci suuf am na ci ñoo xamante ni seen cër yëpp lay jàpp. léegi nag boo xoolee li koy joxe mooy par exemple am na ñu muus xam nga ñun dañoo fi am ay muus yoo xam ne ay muus lañ koy muus yi ñuy dëkkal ñi am nañu virus boo xam te ne toxoplasmose lañ koy wax. soo gisee virus bi comme par exemple ñun jigéen ñi bu ñuy bale xam nga dañoo tàmm di bale di toll ni ay mbalit ci suñu loxo ak affaire yi demee noonu en général boo nekkee en état nga jël mbalit bi toll ni ko sa loxo virus bi mën na dugg ci sa loxo te bu duggee sa loxo mooy loo xamante ne du gaaw a deñ du gaaw a dee léegi nag yooyu yëpp bu fekkee yaa ngi nekk en état peut-être affaire bi mën na jaaree foofu nga am ko. am na tamit ñoo xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy jëlee ci accident. par exemple bu fekkee yow yaa ngi nekk en état nga sol ay talons yu gudd mën nga def faux pas affaire demee noonu am ko ci nga jëlee ko ci accident am na ñoo xam tamit ñu ngi koy jëlee ci kii consanguinité nga am jabar ngeen bokk seen deret bokk yooyu tam mën nga ko cee am na ñoo xam tamit ñu ngi koy jëlee ci stress mën nga ëmb di stressé wu di am ay naqar di am yooyu yëpp tamit mën nga am xale bu mel noonu am na ñoo xam tamit ñu ngi koy jëlee ci infection mën nga am infection boo amee infection yooyu yëpp mën nga ko cee am xale bi mën nga ko am avant muy judd mën nga ko am tamit au moment de la naissance xale bi muy judd moment bi muy judd mën na am affaire parce que mën na judd naan ci liquide bi am infection buy judd mooy xale yi nga gis en général ñi nga xam dañ leen réanimer dañuy judd te duñu jooy ñu ci bëri dañuy am ci feebar yi dañ koy indaale ci di am mën nga ko am tamit après la naissance li koy joxe mooy par exemple xale bi mën na feebar mën na ménergique mën na ko am mën na am sibru boo xam ne yaram bi dafay tàng yooyu yëpp mën na cee am ci xale bi mën na ko cee jëlee ci xale bi. waaw bu xasee ba am dinañ ko faj mais duñ wax ne xale bi dina guérir à 100% mais yàlla mën na def mu am ay amélioration mu am ay autonome daal yoo xam dina ko mën a defal boppam parce que déjà yenn saa nga judd ci am ci xale boo xam te ne mënul woon a toog. avec la rééducation bi yàlla dina def mu am mën a toog tuuti stable dina ci gis xale yoo xam te ne du ñu mën a taxaw mais ak rééducation yi ñu ciy def di nga ci gis ñoo xam te ne dinañ mën a taxaw am na ci ñoo xam mënuñu woon dox tamit ñu ngi dox seen soxla mais du looy xam te ne daal day wér à 100%. waaw li may wax jigéen ñi mooy jigéen ñi nga xam ne par exemple ñu ngi toll ci jur ñoom ñëpp nañu jël seeni mesure bu ñu ëmbee dañuy dem def seeni visite. bu ñu defee seen visite ñu xool parce que affaire bi boo ëmbee ba am 4 mois am na test bu ñu lay defal muy test toxoplasmose ngeen docteur yi nag ñu bëri ñoom duñu la ko imposer mais yow yaa ko imposer sa bopp nga imposer ko docteur bi nga ne ko damaa bëgg a def test bi mu bindal la ko nga dem def test bi bu fekkee affaire yi c'est positif gars yi am na ay calmants yoo xam ay kii yoo xamante ne mën nañ ko cee dindi daal bi nga nekkee en état mën na am ay garab yu ñu la bindal rek affaire yi dem noonu ba nga xam ne affaire bi du développé moo tax ñu ne xale yi jigéen fi ngeen toll boo ne ku nekk ci toll ci jur na nga dem def say visite normalement di def say visite di moytu yenn stress yi naqar yi affaire dem parce que góor ñi tamit am na ñoo xam da ngay dëkk ak ñoom nekk seen jàpp soxna nga ëmb ñu lay naqaral guddi di la naqaral bëccëg yooyu yëpp tamit day joxe affaire yooyu. waaw góor ñi tamit dinaa leen ci boole ñuy jéem di xool ni ñuy gérer seen jabar yi daal bu ñu nekkee en état di naqaral affaire yooyu yëpp tamit da koy joxe ak consanguinité bi tamit nañ koo moytu. am na parce que am na ñoo xam ñu toujours dañuy def ay consultation fii ci diagnostic ak kii mais enquête la ñuy def parent bi parce que enquête yi c'est parce que ñu koy def pour xam xale bi fan la ko feebar bi duggee moo tax ñuy woo parent bi ki nga xam ne mooy jur doom ji ñu koy wax nan la ëmbam nan la ko dundee ak affaire dem ak nan la dundee accouchement pour ñu xam xale bi feebar bi fan la ko jëlee moo tax ñuy def loolu parce que den saa nga wax ci benn jigéen mun la
man de dama daan am ay problème bu ma ëmbee sama goro yi mayu ñu ma jàmm sama jëkkër mayu ma jàmm sama loot nga xool ne automatiquement kon xale bi ci stress la ko jëlee yooyu. rééducation bi nan lay demee ay massage lay. waaw rééducation bi ay massage lay doon mais man yoon ñun la ñuy def comme par exemple xale bi bu kiyee nii dañuy xool cër bi bu fekkee cër bi dafa dëng ñu xool nan lañ koy rééduquer pour mu jubbanti ko affaire dem kon maa ngi lay wan ne xale bi ni mu tëddee woon fii xam nga moom xale bi dafa asymétrique mooy par exemple benn côté bi dafa koy def nii daal léegi pour ñu symétriser ko moo taxoon ñu tëral ko fii pour mu jubal cër yi daal pour ñun yooyu itam dañ koy éviter daal ndax nit xale yoo xam dañuy am déformation mais pour éviter déformation bi day am ay kii yu ñu leen di positionné yu ñu leen di positionné. jërëjëf soxna Yacine